Sénégal jóg leen yëngu Sénégal jóg leen taxaw. asalaamaaleykum chers internautes Allo Dakar TV jaajëfal nañ leen bu baax a baax seen émission li ci xel yi génn dem seeti ndaanaan dëggantaan kullu fadrin sax dinañ ci àgg ndax ku ne du Ndiaye Mbengue di nga xam ne macha allah yàgg na ci aar bi te ba mu ci nekkee ba léegi dara ñaawul moom la ñu fekk si file ci këram dañ koy bàyyi mu nuyoo daal di waxtaan ak moom tuuti ndax dañ ne faw mu wax ñu tuuti si jaar-jaaram wax ñu tamit ci li nga xamante ni moo ngi koy wàcc li nekk ci kanamam waaye nag laataa loolu dañ ne loo xam-xam ma sàmm mu gën laa xam boppam du Ndiaye Mbengue salaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum waa diaspora maa ngi leen di nuyu waaye balaa boobu damay sant yàlla ba pare di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari waajur di sant Serigne Touba sama yaakaaru tey ëllëg ndax ku gis photo bi xam ni man suma lépp Seexul Xaddim la du Ndiaye Mbengue day doomu gawlo ak doomu géwél donc du Ndiaye Mbengue mi ngi commencé musique à l'âge de 14 ans donc yàlla mi dara tëwul boobu ba tey nag ci loolu rek lay dund fu ma dem woy ma fa yóbbu lu ma am woy ma ko jox donc du Ndiaye Mbengue daal mi ngi nii daal di préparer guddi gu rëy gu mag le 18 janvier bi di ajjuma bi ci kattanu yàlla au théâtre national Daniel Sorano kooku daal mooy du Ndiaye Mbengue. du Ndiaye Mbengue nee na dafay préparer guddi gu mag le 18 janvier incha allah fële ca théâtre Daniel Sorano du Ndiaye Mbengue bi moo nekk ñaata édition bi. Bi mooy 18 fois. ma koy def donc bi mooy sama 18e anniversaire. donc yàlla def na aussi bii pa dama ko dara jàll suma mag suma xarit. Youssou ma jigéen donc di ko ci delloo njukkal. di ci rendre hommage aussi suma tante Ndeye Marie Ndiaye Gawlo ndax ku ne xam na ni moo ko suma yaay noo bokk ndey ak baay te bi mu génnee àdduna ba tey defe naa bii mooy ñaareel yoon sax ma koy rendre hommage mais bii daf ci raw parce que dafa am benn morceau boo xam ne ni dama ko way bu bees soo xam ne dama ko fas yéene wayandoo ak Youssou Ndour ci kàttanu yàlla. lu tax nga choisir Youssou ma jigéen Ndour ndax du Ndiaye Mbengue ku ne xam na ko bu bëri programme yi mu daan def da ciy boole ki nga xamante ne mooy Macky Sall sax la ko doon patronné ndax ku ne Macky Sall ne du Ndiaye Mbengue macha allah jege nga ko loolu lu tax nga choisir Youssou Ndour pas Macky Sall. déedéet Youssou mooy moom la dama ko dellu njukkal mais président Macky Sall mooy parrain bi première dame mooy marraine bi donc man duma def dara loo xam ne ni ci àdduna. duma ci boole président Macky Sall parce que tamit lu naan ku bot bukki xaj baw la te maa ngi moom démb la maa ngi moom tey la maa ngi moom suba lay doon bu ci yàlla àndee defe naa ni sax moom moo war a ñëw pour présider soirée bi incha allah. kon président nañ ko xaar moom mooy ñëw présider soirée bi nga xamante ni du Ndiaye Mbengue moo ko organisé nee na muy ci 18e macha allah sargal pourquoi nga dem Sorano demoo Grand Théâtre waaw man du ma dem Grand Théâtre jamais de la vie. parce que son papa. bi ma jur nu ko Alaaji Balanar Mbengue mi ngi nekkoon théâtre national Daniel Sorano fa la liggéey ba retraite suma premier anniversaire maa ngi ko defee cosaan deuxième bi min ma du Ndiaye na nga ko defee Sorano ma def ko fa yàlla def mu réussir ak benn tubaab bu ñuy wax Emmanuel Cabrita directeur cours Sainte Marie de Anne donc bi ma ko fa defee ba pare sama papa le lendemain boobu mi ngi dund dara jotu ko min ma loo bëgg a def mu réussir de ko defee Sorano mais man am na capacité pour def ko grand théâtre parce que ki nga xam ne moom moo ko géré muy Keysi Bousso nee na ma sax heure boo ko fa doon def dama la ko jox gratuitement mais man toujours dama fonk waxu waay jur man sam papa dama gëm kàddoom ba nga xamee ni lépp loo xamee ni waxoon na ma ko bi mu fi jógee ba tey ci loolu rek laay dox loolu moo tax ma ko def au théâtre national Daniel Sorano et puis moo ëpp chaleur quoi ñi ngay wayeeg musiciens yeeg sonorisation bi aussi da nga koy dégg attentivement donc loolu moom ma dàqal daal waaw. ku nekk ak lu la gën a la ku nekk li nga xamante ni gis nga ci sa bopp mais gars yi nee nañu fi mu toll nii du Ndiaye Coumba Rose ku bëgg a gis Macky Sall xaw ma du Ndiaye Mbengue sa turandoo la sax bu ma ko juumee. kon baax na du Ndiaye Mbengue. gars yi nee nañ ku bëgg a gis Macky Sall si yow lay jaar. waaw mën naa ne ndax xam nga comme ni ma yàlla booleeg moom rek nit ñi defe nañ ni peut-être loolu dina yomb mais xam nga njiitim réew. boo ko xasee ba ne am na yenn jot yoo xam ne dootu ko mën dootu ko amit aussi mais am na ci fu bëri foo xamee ne bu ma fa jaaree
xëy na gis ko dina yomb ci kattanu yàlla. kon yow pour nga gis Macky Sall day am fooy jaar pour man directement ngay dem ci Macky. waaw non bëggoon man nag tey dañu bëggoon bu ñu paree émission dem nga yóbbu ñu si Macky Sall. waaw yóbbu leen nag ci première dame moo gën a gaaw. waaw parce que président fu mu ne xam nga temps yi moom comme ni ngi wàcc élection yi te xam nga élection moom dafa metti donc ci yooyu la nekk moo tax xëy na day xaw a impegnato li italien di wax impegnato day xaw a occupé donc loolu moo tax mais président Macky Sall bu ci yàlla àndee beneen yoon boo leen ñëwee rek moo yóbbu leen tout droit ba ci bureau. est-ce que yaakaar du Ndiaye Mbengue est-ce que yaakaaru noo dina Macky Sall dina la handicapé ci benn côté parce que dañu naan artiste warul far. loolu yaakaaroo dina la handicapé si yeneen parce que gis nañ fi yeneen occupé kii yaa ngi fi yeneen parti am PDS ñoom Idrissa Seck ak ñoom seen yaakaaroo ni loolu du la defal barrage seen diggante. déedéet man mosuma defal barrage parce que ragal pété day xañ a wërsëg. yàlla moomu booleeg moom bi mu nekkagul président de la république may ànd ak moom di ko way ñetti at ñetti weer ba mu nekk président de la république donc keneen koo xamee ni aussi yàlla boole na la ak moom ab géwélam. kooku maanaam comme Idrissa Seck am na géwél Ablaye Wade amoon na géwél mais yàlla dafa def man yàlla mu tombé la mag président de la république muy Macky Sall donc man amul benn barrage amul dara lu may yàqal parce que dañuy wax sax ni du Ndiaye Mbengue dafa fidèle parce que fidélité sénégalais dofuñu dañu bëgg nit ku dëggu dañu bëgg nit ku wér nit ku gëm li ngay def te man gannaaw yàlla ak yonent bi dama xëy rek dugg ci politique ndax président de la république lu tax ambition bi mu amoon bi ma amoon sama digganteeg moom ma gëm ni kii war na mën a nekk président de la république ndax dëggoom ndax fullaam ndax faydaam loolu ba tey loolu laa ànd ak moom te it gëm naa ni loolu kenn ku ci nekk boo xoolee loolu da nga ma ciy gën a bëgg waaye doo ma ci andil benn doo ma ci mere daal parce que ku nekk xam na ni nit ki li mu xool ba bëgg ko surtout magum jëmm kooku am na lu tax mu bëgg ko président de la république ku ne xam na ni sama digganteeg moom moo tax man may politique bu dul woon président Macky Sall du Ndiaye Mbengue du mës a nekk politicien waaye comme yàlla mooy boole te yàlla boole na ma ak moom may ànd ak moom rek ba keroog mu toog ñaari mandaam ci kattanu yàlla bu ko toogee rek ba pare ni ma du Ndiaye diw laa ba nga jàppale ko bu boobaa keneen ku ma wax rek ma dem jàppale ko ci kattanu yàlla. ndeysaan nee nañ lii de mooy kóllëre sama yaram sax fi mu toll nii mu ngi daw ndax lii dafa doon lu raar ndax ñoom ba am na étiquette boo xamante ne dañ leen ko takkal. yéen géwél yi dañ naan ku falu ñu ànd ak yow. mais yow laataa Macky Sall di falu nga ànd ak. waaw mais nag man du ma boobu géwél parce que aussi man comme yàlla daf maa dimbali ci kattanam man dafa am deretu góor buy daw sama yaram man ku ma ni yow la rek yow la tey jii li ma la wax nii tey jii barke Cheikh Ahmad Bamba bu yàlla defoon tey président Macky Sall tey yeggali ñaari mandaam ba mu jeex keneen ku ma waxul àndal ak moom du ma ànd ak moom bu ma nee diw du Ndiaye dama bëgg dem jàppale diw. ci kattanu yàlla bu boobaa ma soog a dem jàppale diw te xam ni moom mi moo tax ma xamanteeg diw tey ku ma bëgg tey jii ci état bi ba ci premier ministre ba ci Amadou ba ci kaw ba ci suuf ku may defal teranga ci kattanu yàlla président Macky Sall moo tax nga ma koy defal. macha allah yal na leen yàlla lafal cat mais dañuy ñëw tuuti ci actualité tey dañu yeewu conseil constitutionnel publier liste ñi nga xamante ni ñoo war a bokk écarté ñi nga xamante ni ñu ngi ko doon njort sax ni ñooñu duñu bokk ku ci mel ni Karim Wade ku ci mel ni kookee nga xamante ni moom mooy Khalifa Ababacar Sall loolu ban message nga ciy wax. wax dëgg yàlla man nag xam nga conseil constitutionnel dama jàngul loolu. xam nga man ab géwél dong laa. man dafa am fu ma war a yem. ñooñu nag moom dañ koy bàyyi ak ñooñu nga xam ne ñoom mooy seen liggéey ñoom noo xam nu mu demee ba ñoom nu def loolu sénégalais nag dinañ faral di wax naan nit lu mu def lu ne xam na li tax mu def ko xëy na ñoom xam nañ lu tax mu def ko waaye man moom wax dëgg yàlla xaw ma ci dara. ban message ngay laaj sa xarit Macky Sall ndax campagne ñu jub si nañ di ko wax rek di ko ñaanal yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba fa ma jaaroon ak moom. ma jaarat faak moom ànd ak moom campagne ba yàlla joxaat ko ndam ci kattanu yàlla ci 2019 bii premier tour mu déggi wiiw man nag du ma ànd ak ma Samba du ma ànd ak ma Demba du ma ànd ak kenn ku dul président Macky Sall ba keroog rek mu mën a du Ndiaye yamal fii ma soo ko yem fii loolu daal laa koy ñaanal yàlla mu am premier tour déggi wiiw président Macky Sall waaw. te yow da nga ko faral nii rek laajoo poste laajoo dara. waaw xam nga man boo seetee au fond sax man bañu ma poste nag ku su ma sañoon tey wax dëgg yàlla nag nekk député wala sénateur
wala conseil économique social mais nag lu jot yomb nit ñi boo leen toppee sax mën ngaa mere sa bopp balaa ngay mere kenn waaye man du ma mere kenn du ma mere ma Samba ma dem waxantuma la président de la république président daal xam naa ni li mu yéene ci man bu ko yàlla may deuxième mandat ci kattanu yàlla xam naa dina ko def ak man li ma gën a intéressé nag mooy yàlla may ko deuxième mandat mais nag sama anniversaire bi nañ ci wax. sa anniversaire bi lan ngay wax sa fans yi parce que 18 ans du 18 jours. waaw parce que sama fans yi li ma leen di wax rek mooy nu teel a ñëw Sorano le 18 di ajjuma la à partir de 19h bëgg naa Sorano fees ba kenn du fa xaj parce que yàlla dimbali nañu bi barke Mouhamad ñeenti bloc moo ci des. déedéet kay. billahi wallahi loolu ak cant la. xam nga tey jii bu ma yàlla dimbalee ci kattanam man dama am ñeenti façade yu ma yàlla dimbalee mooy damay way traditionnel damay way moderne damay way tradi moderne bon damay way acoustique ci kattanu yàlla loolu yàlla daf ma ci dimbali parce que dama teel a way donc bi may am fukki at ak ñeent la ma yàlla dugal may way man ak suma tante Ndeye Marie Ndiaye Gawlo donc tey moo tax tey réew bu ma mën a dem ci àdduna way moo ma fa yóbbu yàlla boole na ma may liggéey ay tubaab liggéey ak nit ku ñuul liggéey ak nit ku weex liggéey nag façon nit bu ne loolu moo tax expérience bi yàlla def ci man dama ko bëgg a wane nag le 18 incha allah ajjuma du Njaay Mbeng dafa njëkkee ci tëgg bool ci ay ngénte ci ay takk ci ay mbappat ci ay lam ci ay simb yooyu yëpp bu ci yàlla àndee dinaa andi kasak dinaa andi tëgg bool yi ma daan tëgg bool man ak suma tante dinaa jouer aussi xiin yi nga xam ne moom laa doon jouer ak sama turando du Njaay Rose à l'extérieur. te yooyu yëpp yaa koy tëgg. bu ci yàlla àndee man am na surprise yu bëri yoo xam ne daal. incha allah bu ci yàlla àndee le 18 janvier ku ñëw xam naa ne da ngeen ni kii du Njaay Mbeng parce que da ngeen gis beneen du Njaay Mbeng ci kàttu yàlla. du Njaay Mbeng soirée bi macha allah ñëpp a ngi koy waaj leen ndax la ca nar a am nee naa bëgguma kenn ñu nettali ko waaye tamit ñan ngay woo artistes yi da ngay def duo am nga duo yoo xamante ne war nga ko def ci jour ba wala. waaw ku ci mel ni suma xarit Fallou Dieng xam nga moom yàlla moo nu boole mu nekk suma xarit ba pare nu tuddee ko Serigne Fallou te ku ne xam na du Njaay Mbeng ni mu mel ci yoonu murit man sama lépp Seexul Xaddim la yàlla mi dara tawul muy sama xarit nekk sama nit yéene ma jàmm daal moo tax maa ngi ko ci woo aussi di woo artistes yëpp rek ñëpp lay woo góor ak jigéen mag ak ndaw parce que ñëpp samay rakk lanu ñii samay xarit lanu ñii samay mag lanu bàyyiwuma Ismaïla Lo Baba Maal Thione Seck bàyyiwuma sama rak sama jarbaat doomu Thione Seck bi Wally Seck ak ñoom Sidi Diop ak xale yëpp daal woo naa ñëpp man daal nit laa koo xamee ne man awma frontière ci artiste awma ennemi aussi parce que ñëpp ku ci nekk xëy na boo ma woowee ñëwuma rek dama fekkul ci réew mi mais bu ma fekkee ci réew mi lépp lu waay di def boo ma ko yëgalee man du Njaay Mbeng dinaa ci di ci woo ci sama mag nag Mbay Jéy Fay suma xarit suma mag suma lépp di ci woo jabaram Maam Njaay ak Awa Yombe Njaay parce que ku ne xam na ni Maam Njaay suma jigéen la mais Awa Yombe nag moo gën a nekk suma jigéen ndax mooy magam yàlla daf ma booleeg moom depuis ki ne Baba Njaay di dund ki ne Baba yàlla na ko yàlla yërëm maa ngi woo ñëpp rek quoi xam nga àdduna moom bu la yàlla booleeg ñëpp rek da ngay woo ñëpp rek waaw. boo limee tam am ñenn ñoo xamante ni dinañu siisu mais ci bés ba man su ma ñëwee mën naa xaar sa duo ak ki nga xamante ni mooy parrain bi Youssou Ndour. waaw parce que dafa am benn morceau bu ma woy tata Ndeye Marie Ndiaye Gawlo donc yàlla dafa def morceau boobu daaw laa ko bëggoon a woy mais yàlla mi dara tëwul heure bi jeex mais ren incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla moom laa ko bëgg a wayandool morceau bi nga xam ne moom laa rendre hommage sama tante Ndeye Marie Ndiaye Gawlo. mais foofu nag dama bëggoon ñu tëj mais faw ma ñëw foofu heure bi nga wax mu jeex parce que loolu damay yaakaar ni loolu seen photo artiste la te artiste dëgg vraiment war ngay contrôler heure bi nga xamante ni moom mooy jàll ngeen bañ di bàyyi yi nga xamante ni day xew foofu parce que léeg-léeg ngay woy mu neex loolu am ku ñëw xëcc micro bi ne diwoo ma yooni diw ak diw ak diw est-ce que loolu war ngeen ci am na ay mesures yoo ci jël. waaw non xam nga aussi sénégalais ñoom noo tàmmul génn heure xam nga boo leen waxee 19h ni ngi ñëw ay 21h donc sénégalais yi ñoom noonu war a mën a dimbali pour teel a ñëw parce que aussi da nga boo defee anniversaire aussi da nga am say nit yoo xamee ni da nga leen a tuddee pour way leen aussi ñooñu bu ñu ñëwee aussi ànd ak seen géwél bu ñu jox seen teranga mënoo leen ñàkk jox micro donc il faut nga jox leen micro bi parce que nit boo xañee sa mbokku géwél ci sa bés micro mën na yàq sax lu bari sa relation ak moom parce que géwél dafa gaaw a sekk moroomu géwélam
loolu moo tax souvent bu ñu ñëwee dañuy ubbi micro yi képp ku fa ñëw dañ lay jox micro boo ànd ak sa géwél nu jox ko nga joxe sa taranga dellu toog sa place mu continuer suñu way mais nit ñi noo war a teel a ñëw Sorano xam ni 19h lañu wax ñoom ñëw 18h 21h du Ndiaye Mbengue commencé ci kattanu yàlla ba 3h du matin ci kattanu suñu borom. jërëjëf du Ndiaye Mbengue cant ngërëm ñeen la dañ lay bàyyi rek nga daal di wax kàddu gu mujj bi ak li nga xamante ni yaa ngi koy lancé sa fan si le 18 incha allah. waaw sa kàddu gu mujj gi mooy di gërëm yàlla rek sunu borom di ko sant bu baax a baax moom mi nga xamee ni moom moo mën lépp am lépp di ñaan yàlla ci kattanam sunu réew mi aussi yàlla na fi yàlla def jàmm parti opposition parti au pouvoir yëpp ñëpp nekk benn te xam ni réew mi ñun ñëpp noo ko bokk ki fi yàlla teg nu xam ni moom la fi yàlla teg ki fi bu fi jógee keneen koo xamee ni moom la fi yàlla tegaati nu xam ni kii la fi yàlla teg mais président Macky Sall daal maa ngi koy ñaanal yàlla au premier tour yàlla may ko ndam ci barkeb Seexul Xaddim di wax Marème Faye Sall suma jigéen aussi maa ngi koy xaar daal ci guddi gi bésam la bésu état bi yëpp la surtout premier ministre bu Abdoulaye Dione sama xarit Amadou Ba bàyyuma kenn daal waaw ñoom ñëpp maa ngi leen di xaar ci bés bi président daal na ñëw fexe ba daggu si gâteau bi mu jig ko na mu ko jigee woon 2012 ci kattanu yàlla joxaat ko réew mi loolu daal daa ñaan yàlla. allez est-ce que doo ñu may dara nag si kii bi rek ñu sawaree ko gars yi nga xamante ne ñu ngi. Samba Mbayaat ne gawloog ñu feen bur balay ñaan kenn du njëkk a nangu jël Sambay Mbayaan xare ba ca cuucuur ku ca yóbbu buum tarka ca lal la yeew Samba Mbayaat nekk sira kumbalaw beek buubo kumbalaw be yusuma yigéen sama mag ji Abdoulaye Daara Mbaar Maxtaar maa joor ma jëmma Yaasin daawul ma coloo da njàppe Fatim bor sa bukaar gawlo moom loolu parce que moom bés bi loolu maa ngi leen koy may. jërëjëf bésu tuut sa borom lay toll lool bu du Ndiaye Coumba Rose xam nga bu du Ndiaye Mbengue wootee dëkk bi day yëngu macha allah. di woo nag sama waa kër turandoo du Ndiaye Rose yëpp nag. waaw man maa ngi koy juumee rek. waaw non mais nag maa ngi woo sama waa kër turandoo du Ndiaye Rose yëpp. di ko njëkkee ci taawam. Cuuna Ndiaye ba ci Coumba Rose Ndiaye Binta Farba Ndiaye ñoom Ndey Anta Ndiaye ñoom Mam Binta. bàyyiwuma kenn parce que dama ciy waayaat sama turandoo du Ndiaye Rose morsom bu bees bi ma ko way aussi dama ko ci rendre hommage. ñun kenn duñu ko nettali yéen tamit bëgg naa yéen bu leen ko kenn nettali incha allah le 18 fële nga xamante ne mooy ca Sorano du Ndiaye ajjuma vendredi du samedi de ajjuma la. ajjuma la kon muy leer naa ajjuma la 18 janvier bu leen ko kenn nettali du Ndiaye Mbengue woote na de te bu wootee dëkk bi day daal di yëngu bu leen ko kenn nettali ñun ñu ngi ci biir kon bokk rendez-vous beneen yoon ci yeneen i façon seen émission li ci xel yi Sista Maria ba léegi di wër rek ñi nga xamante ni dëggantaan bu ñu waxtaanee ak ñoom gis si njëriñ suñu waxtaanee ak ñoom suñu xamee stress sax fa lay day génn fale wala mu yem fa sax kon yal na leen yàlla la fa cat ñu ngi lay ñaanal un bon vent yal na la yàlla may sa li nga yàlla may la lu kawe sa njort parce que nee nañu nit ku oyof rek moom moo jar lu mu ñaan yàlla dina ko defal kon yal na la yàlla la fa cat rendez-vous beneen yoon incha allah fii ci Allo Dakar TV jaajëfati